assalaamu aleykum. man Cheikh Tidiane Sy juddu naa wali ridan d'accord naa bi wilaadati ci sama juddu li wilaadati ci juddu gi ma juddu fii manhaji Tijani ci ngirum Cheikh Ahmad Tijani Chérif wali anna nii ndax man Cheikh Ahmad Tidiane Sy su miitu dañu maa tudde min amrin ci ndigal bihi bu jóge ci Cheikh Ahmad Tijani Chérif kon fa jazal ilahu yal na yàlla fay fatan Serigne Babacar Sy mi nga xam ni sammaanii moo ma tudde bihi ci Cheikh Ahmad Tijani Chérif. jot naa ci benn lettre sax amul solo am ku ma laaj ndax cheikh bu mag ba liñ la tudde gis nga Serigne Babacar li mu tagg cheikh est-ce que sañ na dund ba dee te tuddewu ko doom wax leen rekk est-ce que sañ na ko est-ce que sañ na ma tudde beneen cheikh bu dul cheikh bu mag te waxu ko astukan mi ma jur waxuma ko man waxu ko Alaaji Abdu Kan est-ce que kooku jaadu na tur wi itam boroom waxul woon pour mu indi xulu dëgg-dëgg loolu sañu ko war gi démb sama benn tànt bu jóge Ndar fekkuma sax ci kër ga sama benn njaboot la fa fekk mu nuyoog moom ni ko su fi jaaree ni ko tàntaam jaaroon na fi da nga wax ko ni ko bañ koo ngénte man la Cerno Seydou tegoon junni ba ci sama loxo moom la ñu jëkk ngénte junni ndax Cerno Seydou ni sëriñam la ñu ko tuddee Seyid Cheikh Ahmed Tijani Chérif El Fadil waaw loolu moo tax mag ñi ñemewuñu ma wax la ko Sëriñ Abbas Sall moo ma ko yónnee lamma manna alayya baari'ul xaliqa yàlla bi mutalaati alkalima li fatal fityaan وعين الأعيان غرة جبهة هذا الزمان سيدنا وسمي شيخنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه من نجي دانا كو جوخ سي سي جينغي mu jox ko waa kër Serigne Abbas ñu photocopier ko te jox ma original
waaw في بعض مال شيخنا وقرة أعيننا الخليفة الكبير ذي المقام الشهير والده الأبد بقية السلف وفخر الخلف سيدي أبي بكر نجل القطب الرباني والعارف الصمداني محيي الشريعة ومنقذ البرية سيدنا الحاج مالك بن سيد عثمان كي du loxo kenn loxo sëriñ Abbas Sall la moo ko bind pour wax la ni xam na ku ma góor gi tudde waaw ba ca des sax ma nga fa sëriñ Hadi Touré moo ma ko bind bi soxna Astu Si Malik gaañu mu di ma ko jaal ak lam ma ca dénk ndax cheikh bi ci des Alaaji Ibu Saaxo mu ko bind juróom-ñetti fan la ca teg gaañ waaw danaa leen ko jox yépp ngeen photocopier ko xam ni itam am na loo xam ni kenn du ko foye am na loo xam ne kenn du ko foye Sëriñ Alioune Gueye rek laa fonk Sëriñ Alioune Gueye moom rek laa fonk Sëriñ Njóoba gaañu marsiye yépp ñëw mu ne man sama prix Sëriñ Abbas Sall laa ko jox hamziya la Sëriñ Abbas ma nga cay wax ni ali muminin illa rida bi qadaa'i malikil muluki wa malikil ashyaai Sëriñ Aliou nee na xeetu tawxid ak tasawuf li ci Sëriñ Abbas boole ci xasida bi mu def ci Sëriñ Jóoba ne musu ko gis mukk yow maa la yónni si sa jënge xasida bi sunu baay ba def Sëriñ Moussa Ka def ko ci Sëriñ Babacar Sy Sëriñ Moussa Ka benn bu Sëriñ maam Sëriñ Touba def ko ci Sëriñ Babacar Sy ci ndigalu sunu maam bu baax ba Cheikh Anta Mbakke yaa ma ko wutali ca kër Sëriñ Cheikh Mbakke Gaynde Fatma waaw yow mii si ci nga yaa ma ko fa wutali pour wax la ni mag ñi xamoon nañu nu ñuy jëfante xamoon nañu nu ñuy jëfante sunu maam jëjë Tuuba bañ ko ne Sidil Hajj Malik génne ne àddina tahaddama ruknu diini ku ko way du moom wa saara ila jannati rabbiya maliku kaafiya bu mel noonu xam nga kooku fekk na nekkatu fa ndax am na koo xam ni ku ko ñàkk yëg ko وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله
borom laaj bi lii yonent bi tudd na ko waaye joxewu ci détail tudd na ko wante joxewu ci détail te aayul am na baat yoo xam ne aayul ñu traité ko parce que ca la ñu toll ak coow li bu fekkee dañ ko delloo ci aada ñu xam ne ci aada lañ ko delloo bu fekkee dañ ko delloo ci wax bu yonent bi wax ñu delloo ko ci te moo di jongal góor sunna sunu maam Ibrahim la ah sunna sunu maam Ibrahim la waaye at yi yépp ñu ngi soow ni bu ci jigéen ñi bokk ak itam ndax yonent bi wax na ci walla waxu ci yonent bi wax na ci wante wax bi mu ci wax waxul ni dagan na waxul ni xaram na moom daal na mu waxe xam naa ni mën nañ ko ko interpréter shahid Allah wante it ku ko miinul miinu ko ñu jàmmal leen ci boobu walla mais moom daal la mu ci tudd mooy mën na nekk teraanga jigéen waaye ci charte la wax charte ba nag boo ko seetloo ñetti yëf daf ci aju mooy ki koy def kana spécialiste la walla doo spécialiste instrument bi ñu koy defee ban la ndax dana gaañe walla du gaañ bi ci des nag mooy coppatil lañ la wax wante yooyu bala nga ko dajale coono dana bare donc buñ ko xase aada ju mu tëralul dafa am ñoo xam ne dañu yabu ci moom lu mu doon rekk ñu ni jullit yi la te fekk du noonu moom lim ci waxu wax bu wóor la bu tegginu la bu mat a wattandiku la te bari na lu ñu ko weddil ba jamono joxaat ko dëgg waaye nag itam doo tëb rekk xaañ ca digg ba loolu kenn du ko def moom daal makrumatun la wax li nisa loolu rekk la ci wax soo bëggee nga def soo bëggul kay nga bàyyi ndegem góor ñi ay paaxe ngi ci xamuloon li ñuy tuddee paaxe du jeex ci góor ñi ci waxi wolof paaxe mooy ku ñeme wala jong am na ci wante itam tubaab yi bind nañu bërki démb ni gis nañ ni dina faj te man gis naa tubaab wóllëre sama wóllëre bërki démb rekk mu jong kon nag yonent bi bare na lu ñu koy critiquer lislaam a mel nii lislaam a mel na te fekk demewul noonu
yiñ ko critiqué yépp lu mu ci wax rekk lu leer la du ci engagé kooku noonu rekk la maa ngeeg photo bu nga xam ne bu ngeen ko gisoon da ngeen di waar booba Sénégal a ngi tàkk maa ngi toog Modibo Keïta ngi toog ci sama côté droite Lamine Gueye a ngi toog ci côté droite bu Modibo Keïta Mamadou Dia ngi toog ci sama côté gauche pour wax la situation bi ni mu garaawe woon Senghor amul sax fu mu toog parce que chaise am lañ ma jox parce que ñoom ñëpp il tenait absolument à ce que je règle ce problème là sinon réew mi dina takk ci seen loxo donc man yi ñuy wax gisuma ko ay gravité fii campagne fii nangam fii bu kii waxee déclaration ci suba kii weddi ko ci ngoon yooyu itam réew mi dafa mel ni dépassé na ko te les crises sont telles que bu fekkee foofu lañ ko bëgg a jaarale les gens ils vont se battre et ils vont être méchants te Sénégal lu ko fi jar nekk fi c'est un petit pays avec des gens paisibles des gens tellement gentils des gens cultivés des gens civilisés des gens qui veulent travailler des gens qui sont en contact avec toutes les réalités du monde est-ce que dañ leen di bàyyi pour des histoires d'élection pour des histoires de campagne ñuy reyante ci mbedd mi te duñu am solution fii ak 100 ans jar na ko jaru ko dama nekk ci prison bi ndeysaan policier ya fa nekk yëpp attaché ci man ñu boole leen ni leen daal loolu wóorul parce que ñoo Cheikh ci prison bi te ñoom dañu attaché ci moom loolu kenn mësu ko gis daal di wax ba suggérer pour ñu indi beneen corps bu dul policier yi ñu dem indi beneen corps ñu ñëw ñu armé leen ca kaw ba ci suuf ñu ñëw ñoom itam rek indi seeni exigence wax ni ku bokk ci seen corps rek ka leen mën commandé te duñu nangu leneen ñu dem wuti kenn ku leen commandé ci seen corps ñu indi ko am ku ma ni gis nga soxar rekk a tax ñu def lii te man yëg naa ni moom ci ña ko def la bokk yëg naa ko ma ni pat rek waxuma ko dara mu ni ma gis nga indi nañ fi koor bu bés boo xam ni dañ doon jox ay instruction nanga ma ni pat rek naka lañ ñëw ni nañ leen utal officier bu bokk ci seen corps ñu dem jëlee li leen officier mu ñëw ni ma gis nga indi nañ fi officier bu bees yow pour xeex la rek moo tax ñu def ko ma ni waaw xeexu la man yëguma ni maa ngi ci prison parce que sama néeg ak prison benn la mu ñëw ni ma ki ñu indi ku sévère la kanam ga man sax ñemewu ma ko ma ne ko yow waaye mu ne ma naa la ko woon bu accès rek ma indi ko woon la ko naka la agsi ba mu ñëw ñaan ma ndax naa ko mën a indi ma ne ko ni ñëw mu indi ko rek gis mu song ma ni ma ñetti at ngi maa ngi laa wut
daal di daw xaat dem daral ba jënd ñaari xar yi di daal di commencé noos bi mu ne ma way danga ko xam kii ñoo bokk maam te tudde na ma doom dafa jombi yàlla àtte ñu ni pexe du jeex daldi daw rekk dem ca Senghor ni ko àdduna tukki na ndeke ka nga fa yóbbu nii la mel ak Cheikh Senghor ni leen loolu du dëgg ñu ni ko kay mu ni laa kooku sama chance la dañ ma ko wóol mu ñëw ndax man ku ma jubal rekk la bëgg ñu daal di koy wóolu mu ñëw Senghor ni ko waaye ndax mën nga ci dara mu ne waaw mais à une condition nga yebal fa une délégation gouvernementale waaw ci laaj ci soog a mën a wax ci ëllëg sa rek ñu yónnee si ma ministre de la justice et ministre de l'intérieur loolu ku ko sa kilifay defal te du ci jóg tabarkalla tout le temps du ci jóg tout le temps yu mel noonu ni mu ko mënee dafa ëpp waaw kon nag ku ko sopp war na nekk sa xol waaw kon nag ku ko sopp war na nekk sa xol nekk sa biir xol tabarkalla te am na ci ñu ko xamul mësuñu ko gis waaye tey ni ko ñu jëkk ña soppe la ñu ko soppe tabarkalla loolu yàlla dogal na ko cëram la nag wax dëgg yàlla cëram la moo ko moom jëkk rek ñu ne Arafat mi ngi Sénégal xam nga bu ñëwee fekk ci sama waxtaanu sëñ Cheikh mu ne man baax na dinaa gis Senghor nañ ko wax ne ko na ko defal lu ko benn état defalagul moom Arafat ndax comme réew Afrique yi yëpp Sénégal la jëkkataan ci la jëkka ñëw dañ ko jox ceeb Senghor nag ku neexoon a digal la yow ñëwee Senghor ne ko waaw am ngeen fi bureau de l'OLP parce que Arafat amoon ay bureau ci réew yu bari ñu nekkal ko fa Senghor ne ko seen bureau bi dina ko yëkkati au rang d'ambassadeur au rang d'ambassade ki la fi dekkal bis ne que tey ambassadeur lañ ko jàppee muy Abou Khalil moo daan àndal jox leen villa pour seen bureau jox leen villa pour seen résidence te loolu mooy woy ba léegi ambassadeur palestinien ngi nii ba léegi Sénégal moo koy logé moo ko jox villa bu mu dëkk jox ko villa bu mu def bureau ca loolu la amee woon ci voyage u Arafat boobu premier voyage en Afrique noire fii la ko Arafat defee waaye nag ndeysaan saa bu ñu mosaal gisee ñu ngi tudd sëñ Cheikh te di ma yóbbante ci Arafat ana suñu waa ji waxal ma ko nangam waaye ñoom ñaar ñi ngi gisante Arabie Saoudite en 86 ci palais royal fekk ñu dem fa bari sëy bi dañ fi Arafat palais royal à Riyad en 86 Arafat ni ma danaa ñëw nuyu sëriñ bi waaye bu ma ko nuyoo maa nga lay ñaan ëllëg mu may ma invité ko añ waaye ko baax na bu ñëw seet sëriñ Cheikh la lendemain ñu dem mu waa gàngooram yépp invité sëriñ bi añ Arafat ne ko tey laa la gis de waaye mi ngi mel dama la xam bu yàgg ndax maa ngi Moustapha li ngi lay tudd alors ñoom ñaa ngi fasanti ko lëre
après mu ne mais Arafat ne mais waaw Cheikh moom dafa mel ni suñu dafa xam suñu affaire yëpp man nga way intellectuel la day jàng journaux yi di jàng livres yi di déglu rajo yi tout Cheikh dara ump ko après gisee nañ ñoom ñaar Tunisie gisee nañ Alger gisee nañ it foo xam ne ci biir Sahara bi la man rek maa ko fekke woon waaye loolu kenn du ko moom kenn du ko nettali dans le Sahara loolu kenn du ko nettali waxtaanu pénc dafa am ak waxtaanu biir nekk loolu pour vous dire que les sages le rôle des sages dans le rayonnement diplomatique du Sénégal kenn ëpp ci rôle Serigne Cheikh moo ci ëpp rôle sax moo ci ëpp rôle wallaay wax dëgg yàlla waaw ba taxante Arafat quand même c'était pas n'importe qui. fi ma jaar bu ngeen fa jaaree taqaban daan naa réer ñaari weer kenn du xam fu ma leen ma nekk ci àll bi rek dang jënd naa benn komankaar ñaar fukki junni laa ko jënd militaire yee ma ko jaay ma amee ko juróom benni at fu ma ko dugalul amul sëriñ Muniru dafa mujj ni ma bindal ko lijaasa nag komankaar bi bindal ko lijaasa nag ndax mu xaddam la léegi te mooy dëgg sëñ Babacar daf ma ni bés nekk naa lu nekk ci sa maam nekk naa lu nekkam li ma mujj def ci Sénégal mooy Sococim bi te Sococim li ko sabab taalibe ko sabab bu ma yéene jàmm ku xam ni sama wóllëre la tudde na ma doom dajeeg man rek ci hasard à Paris ni ma dama am xaritu allemand yu bëgg a def usine ciment est-ce que doon nangu pour collaborer ak ñoom ma ni ko entièrement d'accord mu indi leen booba président Abdou mi premier ministre ma dem wax ko mu ni ma bu ko kenn yëg buñ ko yëgee mu yàqu président Senghor moo ma daan wax boole tubaab ak wolof ni ma Cheikh ma ni ko mu ni ma les Sénégalais ma ni ko mu ni ma ils sont añaandés wallahi ils sont añaandés waaye man jàng laa ci wut ba ñu demee itam am naa fa jarbaat boo xam ne sama jarbaatu bopp la bien que allemand la man rek lay noyyee te wàllu jikko rek ñu boole mu ni ma mag ñi kenn du leen wax dara mais projet bi du dox ma ni ko lu tax mu ni ma diggante France lay doon ak Allemagne mu ni ma c'est politique te wax na dëgg xam-xam ba mu fa jële jar na lu nekk première réunion bi ñu doon def rek Senghor def déclaration ci chantier si kablaate xawma ya ca des déclaration boobu ba mu jeexee 3 minutes après seen ambassade bi ci Dakar yónnee si na déclaration ba fa ñuy defee réunion pour wane ni du dox parce que français ci opposé c'est normal famille Ababacar Sy
ni ñu yàggee ak France ñeenti siècle di fi réaliser loo xam ne jële wuñ ko ci France xanaa jële ko ci allemand yi kooku seen gàcce la duñ ko nangu. Politiquement il n'y a rien de plus normal. moo tax ñëw sànni ma su ko si dañ ma ko saraxa rek taalibe ngi yalwaan usine ngoog. mais bi ma seetee situation bi lan lay doyee usine entre nous pour ñu ni ma rek monsieur le président quoi hein ma ni merci président yónnee si ma ndaw Abdou ni bu mu ko bàyyi mukk ndax nit ñi dañ ko tudde leneen ma ni ko je ne suis pas industriel je suis commerçant nii laa gisee Habib Thiam ni ma dinga ko rëccu ma ne ko duma ko rëccu parce que je ne suis pas industriel je suis commerçant axtaaru tijara ala sinaa axtaaru tijara ala sinaa Alaaji Abdou Kan commerçant la woon Alaaji Malik commerçant la woon Babacar Si commerçant la woon bu Babacar Si ba rek moo doxul parce que daf jarax yëfu sëriñ te Maodo waxoon na ko ni ko ku sol mbubu sëriñ ak commerçant su commerce yàqu boo bëggee nekk commerçant pire mu ni ko da ngay summi mbubu sëriñ teg fële moom xam nga jikko fii mu ne yàlla xam na ko wax na ma at mi may génn àdduna billahi lazi la ilaha illa hu wax na ma ko ni ma nag mi ngi aju ci yow waaye loolu it waaye loolu it dafa bare kenn mënu ko ndax dangay màggata loolu rek la noo ñaan tabarkalla di ko ñaanal kilifa daara yi di ko ñaanal kilifa àdduna yi di leen ko ñaanal yéen ñi nga xam ne ñoom yéen lañu bokkal wëllëre wi te di ko ñaanal sunu bokk yi nga xam ni itam nooy sama sëti bopp yi te bokk ci daayira bi waaw na yàlla wattu leen te wattunu li ma wax ëpp naa xeeb ñaar rekk fi des mooy yàlla aar nu te sutural nu waaw الكرام قصيدة مطلعها فإليك يا ابن محمد ناداني شيم تحقق جوهر الإنسان فركبت نحوك ظهر كل عجيبة من حكمة ومليحة الأوزان والشوق فيك وهمتي في رغبتي بمجاهل الآيات قد قاداني ما منطق إلا ودون تعقل ما عبرة إلا ودون بيان فتزودت نفسي بكل بديعة وبدائع تبقى على الأزمان ورأيت أنك للرسالة حامل وعلمت أنك بعد سر أمان ألفها فريد عصره وحكيم الأمة وفيلسوف العصر بقطب زمانه ووارث سر الأقطاب وسمي غوثه أبي العباس برم يشبهني بالبعد كل مشبه وفي ذلك التشبيه قلبي يرعد فكنت أراني ناشئا متفردا بأخلاقه أو قلته أنا أحمد فوالله قد سميت بالعلم الذي يخصصني فضلا به أتفرد سيدي ومولاي
السيد السيد الشيخ أحمد التيجاني فيه المكتوم.